asalaamaaleykum 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 la Ousmane Dramé bu la réveiller conscience dañu des waatoon rek comme ni ko fa di defee bu fekkee ne am na lu jaxase askan wi nu bokk ci xalaat waxtaan ci ba mën cee génn résumé boo xam ne bu dellusee rek kenn ku ci nekk da nga maanaam position bu baax wala position bu dëgër nga jël ko dañoo bëggoon nag bala ñoo commencé ngeen déglu capitaine Dièye ngeen di déglu bu noppee Ousmane Sonko jël nga xam ne ñaari xale lañ waaye tib yu bokkul lañ kii c'est un militaire boo xam ne Saint-Cyr la génne yor xam-xam bu doy kii doon nit koo xam ne ab sénégalais ordinaire la bu bàyyam jàngal mu jàng ci école yi génn dem di liggéey ci le trésor public kon na leen déglu ñoom ñaar kii soldat la maanaam la défense kii nga xam ne ci mbiri xaalis lay yëngatu ay tax ak yi demee noonu dama bëgg ñu bokk déglu ko ba pare après ñu des sujets tabou man de maa ngi Sénégal bi ma commencé ràññee ba tey Ousmane Sonko musuma dégg des débats programmatiques sur question yi te lii rek nag mooy suñu problème du quelle politique agricole quelle politique soo réglé wul les questions de souveraineté ba mun a moom sa bopp ba nga xam ne lii sa potentiel yépp tegu na sa loxo mun nga fi nekk def des professions de foi mais bis ñu joxee réew mi avion ngay jël dem groupe consultatif ne dimbali leen ma ngeen lebal ma mooy li waa ji di def rek. waaw kooku mooy Ousmane Sonko mi ngi noonu ci ay impôt ci lay yëngatu ak i taxe ak lépp loo xam ne fiscalité dañoo bëggoon ngi déglu nag suñ capitaine bii nga xam ne moom tubaab bee ko jàngal mu génne Saint-Cyr te kat am na lu suñ maam waxoon koy bañ mu nax la bu mu la jàngal suñ soldat bi tubaab bee ko jàngal dama bëggoon bokk déglu nag dégloo ko xel bu noppee nu bokk waxtaan. Maintenant gérer un conflit comme le Mali ñun suñu réew yi dañu amagul doole boobu léegi nag ñu ngi leen di coaliser comme tey le G5 Sahel. jéemoon nañ créer lu ñuy wax force africaine en attente maintenant 2009 si la bind sama mémoire à Saint-Cyr mais da ngay gis ne que comme li may wax la somme de plusieurs rien donne rien. c'est ay dëkk la yoo xamante ni néew doole goo xam ne attanuñ armée en fait donc armée bi c'est juste pour la forme comme ça moo tax Sénégal lim ci am tey war nañ ko sant yàlla mais dañ leen tane ci côté bu nekk mais amaguñu nag armée yooyu nga xam ne tey dañ naan France nag génn comme ni ko ñu bëri di waxee naan France nañ fi jógee ils n'ont qu'à dégager et cetera bis bi ñu fi jógee beneen problème mooy am et pourtant c'est un débat qui non man mosuma gëm loolu France tey gis nga suñu réew yi toll nañ foo xamante ni ci fragilité d'existence lépp loo xamante ni ay puissance étrangère la lépp loo xamante ni affaire franc CFA la lépp loo xam ne affaire indépendance la képp ku koy wax rek nit kooku war nañ ko moytu parce que da ngay fragiliser suñu dëkk ci kaw nga koy yóbbu parce que réew yi ni ñu bindoo dafa am benn jeu d'équilibre boo xam ne moo leen di téye c'est ça qui a brisé la Côte d'Ivoire c'est ça qui a brisé le Libye parce que dañuy dem ba laal affaire yoo xamante ni en fait techniquement dëkk yi mënaguñ ko assumer. amaguñ doole voilà amaguñu doole bi. donc kii moom dafa weddi Cheikh Anta Diop Cheikh Anta fa mu nekk ca bàmmeelam ma ngay yëngatu kii tubaab bee ko jàngal te ku wor dafa wor Sékou Touré ku ko noonu sa sët bee wax lii dana jóg ci bàmmeel capitaine Dièye li nga wax ëpp na yaa wute Thomas Sankara bi nga xew par lu mu waxa il faut apprendre à décoloniser les mentalités xale nga ni nga jànge ba doon capitaine war ngaa mën a jàng ba jubbanti sa yóor gi comme ni ko Thomas Sankara defee waaye ba tey ay kàddu bu jibee day indi argument li nga wax kat du lépp bon te li ci ëpp dëgg la maanaam yaakaar ñi lay yaakaaroon defe ne gore nga tu es un jeune war a mën a ànd ci kàddu Cheikh Anta Diop sukkandiku comme ni tubaab bi sukkandikoo ci waxi maamam ba coloniser tey ba mënoo yenu ak matt mënoo yenu matt war nga Cheikh Anta Diop
capitaine Dièye boo tëddee na sam xel dem ci Cheikh Anta Diop bu ko defee nga am loo xalaat say nawle ay Thomas Sankara di say nawle un capitaine courageux capitaine boo xam ne ba ndëgg ni moom la àddina mi waxee tànni capitaine Dièye ab ragal nga yow li tax nga bàyyi armée nag maa ngi koy door a xam li tax nga bàyyi armée yow ñi ma woo faatu te dangaa dëggal li Pape Diop doon wax Pape Diop doon wax naan man maa ko laaj benn question ndax Sénégal am na indépendance mu ne doon naa lu ne ci réew mi lu nekk doon naa ko ci réew mi waaye musuma teg sama bët aw këyit woo xam ne France ko signé jox ñu indépendance kon capitaine Dièye ba tey leeral nga foofu dara kon nun mënunoo dem te duñ dem ngir France duñ dem te duñ mën a dem ngir France la libération nag yow mi capitaine ci yow lañ ko doon séenu yaakaar da nga jóg ànd ak ñoom Ousmane Sonko jóg taxaw yaakaar yu mi jàng woon xeex ba mokkal xeex tubaab bi jàngal la xeex ngay xeex ak tubaab bi defe naa ne direct bu tubaab bi sànni waroon koo mën a yenu ndekete woo yaa wuute ak Thomas Sankara capitaine Dièye man bi ma dégg sa kàddu bi dama kersaw te kat da ni ma la doon jàppale ne kii daal doomi Sékou Touré ngi nii kii daal soldat bi daal kii daal mooy mën la révolution scientifique nga xam mooy libéré réew mi ndekete woo mbur mu fanaan ci géej gi la gën a nooy Cheikh Anta Diop wóor na ma ne kàddu yi ba mu ko déggee du përciku na ci xale boo xam ne yow te bala may dee mu naan Saint-Cyr il faut mu répété ko wan ne Saint-Cyr law Ousmane Sonko demul Saint-Cyr amu fa soxla da ngay jël la solution livre bi nga jàng ko te bañ a pare sa soldat yi nag ñoo yey dàq la tu n'es pas un militaire non ni ngay xappale ak ni ngay waxee doo soldat non militaire dëgg taxaw Sankara lay taxaw militaire dëgg day dëgër militaire dëgg day am xorom mais yow wolof sax déggoo ko prononcé rek prononcé heureusement nag ba Macky Sall ak soldat yëpp àndee kii kat nañ ko ba mu dem kan jóg ci Sénégal réew mi kenn moomu ko dul noonu bu baaxee noonu la baaxal te lii Ousmane Sonko koy wax nañ ko déglu ma di leen xamal du Ousmane Sonko képp mooy wax Ousmane dafa am armée bi ñu ànd ak moom di ko joxe xalaat dafa waa Sénégal ba Sénégal daj dafay communiquer ak ñoom Pastef doon groupe bu restreint bu ndaw boo xam ne ci waxtaan ak conseil Ousmane ak jàppale Ousmane ci la ñu nekk Ousmane dellu am ay patriotes yoo xam ne ñu ngi ci àll bi la diaspora ndaxam bokkuñu Pastef mais xel yu dëgër këng lañ ay bagages lañ yor ñooñu aussi ngi topp ci ginnaaw Ousmane Sonko ànd ak moom di xeex topp ci ginnaaw Ousmane Sonko nekkul ne dafay jiitu di dóor déedéet dañuy àndi dóor comme ni mu ko bëggee waaye capitaine Dièye moom lii mu def ay xéewal la jërëjëf Sékou Touré defoon naa ne sa sët bii dana ñemee tubaab ndekete woo capitaine Dièye doxu sigg xoolu tubaab Thomas Sankara jërëjëf waaw tu as donné le bon exemple tu as montré la voie de la libération en tant que jeune Cheikh Anta Diop gërëm na la te xam naa Cheikh Anta Diop ak capitaine Dièye non Thomas Sankara capitaine Dièye bu ñu toogoon jàkkaarloo malgré capitaine Dièye est un Sénégalais mais Cheikh Anta Diop Thomas Sankara lay jàpp loxoom bu fi Sékou Touré nekkoon Thomas Sankara moo koy gënal capitaine Dièye te bu fi Sékou Touré nekkoon capitaine Dièye du dem fu mu jaar dem camp fu mu jaar dem camp ba te bu ñu pendre ko da ngay mel ne Sonko toppat ci Ousmane Sonko juum nag mënta ñàkk lii nga fi indi wax xéewal la ndax xamuñu ko woon te ñu ngi lay door a xam te xàmme nañ la ràññee nañ la capitaine Dièye yaay ñëw ba ci digg marché bi nga futti ko def yaramu nen say xotti tat ni ci biti ñëpp jàkkaarloo yow nga mel ne la sa ndey jure woon Ousmane Sonko du sa morom Ousmane nag ku yeewu la ba nga ne asalaamaaleykum la dellu ginnaaw may la bët di la xool
di xaar bi sub tey bii tey dangaa futtuku ne donc lii nga fi wax tare naa ab li ci dëgg bari na. France duñ bàyyi de France buñ baa torox wax na dëgg dañ ko jël yóbbu ko Saint-Cyr pour ñu mel na ñoom ñu mën a téyel France Afrique loolu la de la France a divisé l'Afrique pour mieux gérer bi nga xamee ne mi ngi fi nekk la France avait regroupé ses colonies comme des troupeaux pour mieux gérer une bonne gérance loolu la def ba muy dem dañoo tas fenn fu ne Senghor dem fa loolu la capitaine Dièye di wax maanaam li ko tubaab bi jàngal bi muy tas Afrique loolu la gëm loolu la fi nettali waaye France dana dem France dégage foog France dem France daañu ko dégager dana dem te dana génn adduna bi ay loi la am capitaine Dièye du force damay yore taxaw coloniser nit toog ci ab xolam loolu Sonko xam na ko Sonko xam nañ koy lijjantee demal nga tuub te sangu ji dikk ànd ci dongoy Sonko yi capitaine Dièye il faut sa bët yi ku ko xool xam ne ñemewoo ni ngay waxe ak ni ngay prononcer assimilation bu baaxut Sonko la gën a dégg wala fuuf waaw Sonko la gën a dégg wala fuuf te ab joolaa la boo xam ne moo la gën a dégg wala fi yow nga dëkk Ndar di prononcer comme tubaab c'est déroulé say R yow yaay mener une révolution waaw France dégage France dégage France dégage dana dem de la France dégage la France jëlal say bagage nga dem sa yoon waaw capitaine Dièye France dana dem France dégage mel ni Guy Marius Sagna demul soldat waaye Guy Marius Sagna bu taxawee da nga naan Thomas Sankara ngi nii bu Guy Marius Sagna taxawee da nga naan Thomas Sankara ngi nii bu Guy Marius Sagna taxawee da nga naan sëtub Cheikh Anta Diop a ngi nii ak sëtub Cheikhou Touré capitaine Dièye yaa ñàkk jom Cheikh Anta Diop am na lu ko naqari fa mu tëdd Cheikhou Touré lay bu ko fekkoon sa jamono ji doo dem bu Cheikhou Touré fekkoon sa jamono ji doo dem kon noo ngi jéggul te ñaan jàmm yal na yàlla suturaal te yàlla di jàmm ci réew mi man de Ousmane Dramé bu la réveil des consciences yal na yàlla dolli jàmm yal na yàlla dolli jàmm yal na yàlla dolli jàmm te indi ay xéwal ci réew mi ba kenn ku ci nekk mën a jot la ngay jot te Ousmane Sonko nu bokk ko ñaanal nan ko bokk ñaanal yàlla bàyyi ko fi yàlla jàppale ko nu bokk jàppale ko ba réew mi nga xam ne moom lañ bëgg a changer Ousmane Sonko am ci ndam nu bokk ci am ndam muy ndam loo xam ne ñépp a ko bokk man de Ousmane Dramé bu la réveil